ak sa sant di la ziar bu baax a baax di ziar kilifa diine yi ak kilifa aada yi suñ mbokk yi nga xam ne ñooy suñ mbokki murid yi tijaani xaadir yi laayeen yi ñaseen yi ba suñ mbokki chrétiens yi ñu ngi leen ziar bu baax a baax di leen fii seen télévision Yoff Mbollo TV comme niñ ko baaxoo di defee saa su ne chaque mercredi seen émission li xew ci biir kër yi li xew ci biir kër yi xam nga ne yéen a koy suivre saa su ne ci seen télévision Yoff Mbollo TV waaye nag tey yaakaar naa nag spécial invité lañu am muy ki nga xamante ne mooy góor ñu ngi soog am nag invité bu góor muy Iba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko jaajëfal bu baax a baax si invitation bi di lay nuyu war bu baax a baax Iba dama lay jaaw rek Aba sax ma naan Iba waaw ma bàyyi kon nga nuyoo téléspectateurs yi nga xam ne ñooy staan seen télévision Yoff Mbollo TV. asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku Yoff. maa ngi leen di souhaité di kontaan invité bi ñu invité fii. ñu commencé ko bismillah parce que alhamdulilah rabbil alamin te maa ngi gërëm bon Sias ak Thiaba. ak ñëpp képp koo xamante ne da nga liggéey fii si télé bi. maa ngi lay gërëm di la sant. merci. jërëjëf comme ni ñu ko waxee saa su ne muy Iba ñu koy ziaraat bu baax a baax nee naa la saa su ne yéen ngi seetaan seen télévision Yoff Mbollo TV tey nag nee naa la spécial ci invitation bi kon Iba fan yi dañ doon waxtaan ci affaire liy xew ci biir kër gi saa su ne ndax émission bi tamit noonu la tudd te ñu ngi soog a am invité boo xam ne góor la muy yow liy xew ci biir kër gi nag lu ne ngi ci goro yaa ngi ci. jabar yi nga xam ne ñi sëy ñi ngi ci njëkk yaa ngi ci jëkkër yaa ngi ci rakk yu góor yaa ngi ci jarbaat yaa ngi ci ba ci dëkkandoo yi sax ñi ngi ci biir tey li ñu lay laaj mooy en tant que yow mi nga xamante ne yaa ngi sa kër fi may ñëwee foofu mooy amagoo soxna de amagoo soxna loolu baax na tey jii lan nga gisee li nga xam ne mooy xew ci biir kër yi nga xamante ne tey góor ñi ñu ngi koy dund ak seen jabar di ko dund ak seen ki nga xamante ne moo leen jur ndax en général da ngay gis ku góor ki nga xamante ne moo takk jabar mu indi ko ci biir kër gi jabar jooju muy seyta yàlla tax am na nu muy comporté woo ñoo xamante ne nii da koy comporté woo ak goro bi nga xamante ne yow moo la jur muy sa yaay ki la jural sa jëkkër ki la jur nga xamante ne moo la jural sa sang respect mën na faa bañ a am respect mën na faa am ku góor ki mën na bëgg ku jigéen ki bëgg mais en général yaay ji mooy indi ay difficultés yoo xamante ne kenn xamul naka la foofu laay ñëwee ak yow ba pare. bon salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. côté boobu ça veut dire que nit. su fekkee ne da ngay dajale famille. sa yaay ak sa jabar nga teg leen. moom mi ku góor ki moo war a organiser. avant muy takk soxna si. ci naka la war a organiser. waaw parce que dañuy naan jigéen su fekkee ne avant mariage. nga war a defar. après mariage nga bon soo ñëwee da ngay complété rek. da ngay complété. waaye su fekkee ne da nga bëgg a takk ba pare nga bëgg a complété loolu mënut a sotti. parce que da ngay xool sëy ñaari yaay ñoo mën a yor sëy. ñaari yaay. yaay ku góor ki. ak yaay ku jigéen ki dëgg la waaye loolu ku góor ki. mooy joxe bon exemple. instant bu muy dem ci ngoro ak xale bu jigéen bi. dafa war communiquer ak yaay ji xool yaay ji est-ce que yaay ji est-ce que mën na communiquer ak yaayam. ak yaayam waaw. su fekkee ne ma yaay ji mën na communiquer ak yaayam. moo koy joué. su fekkee ne yaay mënul communiquer ak yaay ji. moom moo koy joué. góor gi moo war a am gëdd boo xamante ne. moom moo war a def tout ba ñaari ma yaay yi bëggante. parce que da ngay xool su may ñëw di labat. waaw communication dafa war a am. man ak ma famille fu may bëgg am jabar waaw famille ku jigéen communication fa war a am partage fa war a am bu ko defee moom yaay ji dina jël doom ji ne ko yow Iba est-ce que moom nu muy comporté ñu la est-ce que di nga comporté noonu ak kii ma yaayam da koy naan maman déedéet mu ne ko kon dama nii Iba mel ak man dama mel ko ak yaayam dëgg la léegi nag foofu dañuy weccoo ay yaay te avant mariage di am avant mariage wax nga dëgg ca ngoro ga la waaw ca ngoro ga la léegi nag foofu bu ñu weccoo ay yaay rek kee day accepté kii kële accepté kii bu ko defee ma ñaar ma yaay bu ñu toogee ku si nekk sa góor ngay gërëm kenn gërëm sa doom dëgg la waaw mais dëgguma la foofu en général sa kalaat ki sax lay wax am na ñoo xam dañuy góoru yaay mooy dangaa féete sa yaay
da ngay xam di ko wax di ñàkk xam di ko wax di diisoog moom loolu sax dëgg la day am parce que jigéenu yaay am na yaay am na koo xam ne moom la féetewoo ci ay doomam loolu tamit dafay am mais li nga xam ne mooy indi difficulté yi ci biir kër yi di koy indi dëgg nga xam ne ku góor ki ku jigéen ki du jubóog goro bi wala du jubóog njëkke yi wala du jubóog jabaatu jëkkër yi wala xaritu jëkkër yi wala dëkkandoo yi ci yow mii lay doon yi nga xam yaa takk jabar indi ko ndax yow en général loo fanaanoog sa jabar boo xëyee da nga koy nettali sa yaay te loolu du yoon looy wax foofu nekk foofu ku góor ki moo mënul yor kër mënut a yor kër parce que gis nga kër du liggéey finition la finition gis nga jamono ji léegi lu tax mu yàqu manque de communication am na si kër dëgg la te manque de communication lu koy indi ñàkk réunion de famille la réunion de famille yéegi ja am waaw parce que réunion de famille taatu garab yéegi ja am salle lal basang yéegi ja am waaw parce que salle bu ñuy toog di waxtaan wala salle bu ñuy recevoir gan pour famille bi la pour ñuy def réunion de famille waaye ñu bëri xamuñu amatul ñu bëri xamuñu ko sax jamono ji ñu bëri xamuñu ne que amuñu sax temps bi amuñ temps bi mi ngi ko te chaque dimanche tubaab bi defar na samedi dimanche pour famille bi waaw reposer wu ñu nekk am kii waaye duñ ko def koo gis muy def naka sutul noonu dinaa naka mandi day fekk famille bi bu ñu defoon benn encadrement bu ñu defoon benn réunion wala ñu mobiliser wu kii naan naka mandi dina bàyyi lu muy naan dëgg la parce que day naan xaaral ma ñëw def parce que comme que gars yi ngi du booloo nañu xaaral ma ñëw comme kii boolo TV rek xam nga suñu boolowul rek du sotti solution du fa am solution du am waaw moo tax ñu naan man su may jox problème bi ku góor ki moo mënul yor kër te kër formation moo ko yor formation moo ko yor ndax damay gis ñoo xamante ne tey moo xam naa li gën a sa doom bàjjen sama doom bàjjen parce que lépp ci yow laa koy def kii bi exemple bi may gis ñoo xam ne comme sa classe gi bu dee lu ñu fanaanoo ko lu ñu wax sànq lu ñu fanaanoo wax ko nettali ko seen yaay xam nga dina dem ba yenn mois yoo xamante ne nii na wala ñuy toog seen i sœur seen i petite sœur wala seen i grande sœur di waxtaan ak ñoom affaire yooyu dina dem ba waxtaan dootul am seen biir benn su nee benn mën na ko fukk wala boog ki nga xamante ne nii ne moo la jural sa sànq jural la sa jëkkër dangay dem ba nuyoo rek ngeen sikk te bu yàggee sax nuyoo fa lay yem xam nga kon loolu baaxul bu yàggee fa lay yem loolu baaxul kon yaakaar naa kër li nga wax léegi ne finition la mais bala ngay finition da ngaa war a fondement waaw bala ngay finition da ngaa war a fondement ba pare kon yaakaar naa ca fondement son ba ca fondement son ba ca la bokk ndax góor di muy téyee kër am na suñoo xam ne am na suñoo xam ne ba léegi dañoo yaakaar ñoom dañuy ànjal mais dañuy yaakaar ne ba léegi ay xale lañ te loolu yaakaar naa war na fi mën a jóg kon jéeg ji nga xam ne ñoo nekk seen biir kër di seen ak ni ñu comporté woo seen i goro ak ni ñu comporté woo seen i jëkkër ak ñi nga xam ne seen i sœur parce que man en général gis naa si ñoo xamante ne ni dañuy sëy ak seen jëkkër mais dañ naan damay sëyee nu ma neex doxee nu ma neex waxee nu ma neex loolu est-ce que dañ fa jur doom ju baax wala doom nu la neex rek nga ko fa jurale mais pas doom joo xamante ne bu ëllëgee da ngeen ko dégg faneen moo xam wàlliw moo xam du wàlliw moo xam ku jiite jàkka moo xam lu mu mën di doon du ko fa xaar xam nga lu ma la wax du ko fa xaar kon yaakaar naa ñi nga xam ne dañuy sëy war nañoo joxaat bu baax a baax wala war nañoo xoolal bu baax a baax seen bopp waaye rakku jëkkër yi tamit am na ci part de responsabilité am na ci rakku jëkkër yoo xam ne comme ça foofu lay ñëw ak yow rakku jëkkër yoo xamante ne dañuy ne si biir kër kon loo waxoon fan yi sama invité bi passe Amina Sène ma koy nuyu bu baax a baax Amina nuyu naa la bu baax a baax di la ziyaar comme ni ñu ko waxee woon bii passé rakku jëkkër mën naa liggéey mën naa bañ a liggéey mais yow da ngay teg sa cin sax mu ne la diw tàngal ma kafe gi li Amina waxoon rek mën nga fekk ngay soog a rosi mën nga fekk ngay tay suusagul boo ko xeppee day yàqu mën nga fekk ngay baaraal mën nga fekk nga toll ci mois boo xam ne doo ko mën a teggi su ñëwee teggi ko wala teggi woo ko moom bu waxee yow nga noppi wala nga koy tontu yaa moom lay faral looy wax foofu bala maa eggal feneen waaw foofu ça veut dire que sa jabar chaque instant guddi gu ne da nga war a def ak moom réunion de famille chaque instant réunion de famille waaw non sa jabar lu ñuy naan réunion entre les deux couples toi et moi waaw ana xam ni ñuy naan jëkkër ak jabar avant ñuy tëdd si kaw lal dañoo war a réunion journée bi tey nan la doxee waaw nan la doxee
c'est-à-dire que chaque fois ku góor ki dafa war a expliquer jabar ji naka lay comporter ak kii frère am. yaayam wala frère am. non ma frère bu góor frère am bu góor. ma ne ko sama frère bi. tàng na mel na ni waaye booy waxtaan bu la dépassé. bul tontu. bàyyil noonu après moom dina xam. naka lay defee man tamit naa xam ne nu may comporter ak moom. waaye sama frère. sa góor warul la wax nga tontu ko. bu la tontu bu naqari. sëggal nga conseillé ko mu dal boobu après su ma toogee mu ñëw expliqué ma dégg man daa xam fu may jaaree. parce que nii naan sëy du fii la. du xol bopp la. waaw expérience la. nan la nekk ci bopp ci expérience. parce que da ngay xool lépp avant dara di ñëw. avant li ñu naan avant problème di ñëw da nga régler problème avant problème di ñëw. da nga régler problème. avant problème di ñëw. waaw noo régler problème avant problème di ñëw. c'est-à-dire parce que problème ñëwagul nga bëgg a régler problème ban problème mooy am foofu déjà. xam nga booy waxtaan ak sa jabar. guddi gi. waaye su fekkee nekk jabar parce que da ngeen baal ma jabar intellectuel. macha allah booy communiquer ak moom. da lay déglu à chaque instant tey utiliser ay questions. dëgg la réponse waaye su fekkee ne jabar bu jàngul la. da ngay wax expliquer mu ne la waa ma tegal la ci lii. parce que ma jàngul ma xamul question. moom réponse la xam. waaye su fekkee nekk intellectuel la day question réponse la ku góor gi day wax mu ne ko bon la moo tax lii nan laay defee ak nangam question bi boobu ma tax ku góor gi di gën a am confiance. jabar ji ci jabar ji. ba tey naan jabar. su jàngee tuuti si da lay dimbali sa daf lay comprendre. da lay dimbali si say explication en même temps mu lay conseil. côté boobu ça veut dire que li ñu naan ku góor gi moo war a jéem a xool naka lay organiser jabaram. te loolu yëpp à partir de 21h ba 22h. 21h 22h. waaw bu fekkente ne temps boobu yow ku jigéen ki amoo ko ku góor ki amul temps boobu xam nga parce que instant yi Sénégal dafa saturé boo xam ne kenn amatul temps kenn amatu ko mais instant yi diggante bu dëgg la à partir de 21h 22h wala 20h 21h est-ce que distance boobu di ngeen am temps parce que ku jigéen ki man damay teel a tëdd damay teel a xëy damay teel a xëy liggéey ku góor ki tamit man na damay teel a tëdd damay teel a xëy liggéey est-ce que distance boobu waxtaanu 5 minutes sax dana fa xaj. parce que am na ñoo xam ne amuñu temps boobu. nañ ko fa xajal parce que loolu mooy defar ma famille bi. waaw mooy defar famille bi. gis nga même sax boo biddantee wala boo kiiwee. sa collègue yi ne waaye saa yow biddante nga naa ma ne ko noonu sama jabar laa waxtaan ak bii. foo ko waxee tu ñu tagg sa salaire. sama jabar laa doon waxtaanal bii nga ne soo ko waxee. mais bu ñu naroon dagg sa salaire sax duñ ko dagg. lu tax loolu. parce que dañuy naan am nga si plein droit parce que sa jabar moom. mën nga waxtaan ak moom. xam nga la ma gënoon bon. dem dinaa ne ataay ba heure bu jot. nga soog a ñëw tëdd. waaw waaye comme que yaa ngi doon waxtaan ak sa jabar automatiquement foo dem léegi ñu respecté la kooku foo ko waxee. dañuy naan kii de moom nit la. dëgg la. kii de mu ngi defar famille am. gis nga bëccëg bu nar kàmm. foofu waxtaan amu foofu. surtout problème booy régler problème. booy waxtaan boo xamante ne problème dafa am. ma yor kenn du ko waxtaanee. kenn du ko waxtaan. yoog sa jabar. yor kenn lan moo war a yor kenn du ko waxtaan sa jabar. parce que tempérament yi day jóg. soleil bi day nekk suñu. maanaam entre 10h 11h midi instant yooyu naaj bi di ñëw di tempé wu. instant boobu kenn du waxtaan ak sa jabar. kenn du waxtaan parce que day nekk si mauvaise humeur. jigéen pour moom soo waxtaanee moom da ngay énervé wu. moom ñaa ñëpp parce que da ngeen absence parce que naaj bee tax. waaw parce que bëccëg bi la. kon xale yu góor déglu leen ba ak xale yu jigéen man xaw ma ci woon loolu. bëccëg bi la gis nga góor. dafa am heure boo xamante ne day nekk si mauvaise humeur. jigéen am na benn instant day nekk si mauvaise bonne humeur. muy bonne heure. te maanaam ku góor ki bu koy jabar ji di yee pour mu jóg dem liggéey. day nekk si mauvaise humeur. mauvaise humeur. léegi nag jabar ji bu nekkee jabar boo xamante ne jigéen bu bëggalante la. bu
jigéen bu galante te maanaam waaw bu galante quoi te maanaam bu am dégg-dégg waaw da koy neexal naan ko ndox bee ngi ci biir loo bëgg ma defal la nangam. am na système boo koy yeewee daal. waaw am na waaw en même temps tamit. mais sama classe doo ñëw rek ne ko. heure bi jot na jugal liggéeyi. ma léegi automatiquement ku ko buy ci kaw la bi xol bi day metti. day metti parce que xëy di uti day metti. waaw dëgg la. léegi nag automatiquement nga koy. am noo koy yeewee waaw nga koy yee di jël ndox mi di ko nekk kii balaa muy sangu. nga génne ko ay yërëm teg. wala nga xam muy génn nga ne ko ban chemise ngay sol ak ban pantalon ngay sol. kon lépp ci biir ban chemise ngay sol. waaw ban pantalon ngay sol waaw wala ban yére ngay sol ban cravate ngay takk. waaw léegi après nga ne ko mburu bi est-ce que café gi tang si de boole wulu wala café da ngay naan mu ko noonu café rek laay naan mu ngi teg exemple bu demee ba mu nekk si bon numéro. gis nga bu takkee daal bu nekk na si bon numéro nekk na bon numéro. léegi mu dem léegi bu xëyee di dem day nekk si bon numéro di xëy ak xel bu dal. léegi nag ku jigéen ki à partir de 9h 10h. day nekk si mauvais humeur parce que waaj bi muy dugg. naaj bi tàng na ak naaj bi tàng ak dem marché bi. gaz bi waaw gaz bi day métti fourne bi. waaw day nekk si mauvais humeur foofu ku jigéen ko boo koy booy kafa ak moom sax te mu mer parce que mënul ànd ak chaleur bi ak kaf. parce que instant boobu xol bi day tàkk. noonu instant boobu noonu mu nekk si mauvais humeur ku góor ki bërëb liggéeykaay day nekk si bon humeur. parce que ni mu jógee këram moo neex. waaw ni mu jógee këram moo neex. léegi nag bu nekkee si bërëb liggéeykaay mu nekk si bon humeur liggéeyam day baax. day baax. léegi nag su liggéey bi mu baaxee. après nag instant boobu noonu. day fekk jabar yi nekk si mauvais humeur. instant nag bu xëyee ba wàcc. bu xëyee ba wàcc 6h day fekk moom mu nekk si mauvais humeur parce que mu ngi ci yoon bi di ñëw. jabar yi nekk si bon humeur. parce que sax mu ne ba xel bi dellu si. kon sens contraire la. waaw ay non duñu bokk même humeur. waaw góor ak jigéen bokkuñu waaw couple bokkuñu xam naa li nga wax waaw bu baax. waaye sama gars yi fii. dañuy indi seytaanu en ak couple fu ñu amee problème. ku góor gi moo tooñ. ak lu mu mënta tamit ak quelque fois lu mu mënta tooñ ku góor kee tooñ. lu waral loolu ak foo ko teg. ku jigéen bu réagir lu mu mënta réagir ku góor ki day maslaha ak moom parce que moom mooy góor moom moo war a jox bon exemple. même bu ko jabaram saaga sax dafa war a wàcc. ba xar bu 22h mu waxtaan ak moom. lu tax nga saaga. même dëgguma la foofu ba tey ñi nga xam ne ñoo jël baatu jëkkër yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi. wala rakku jëkkër yi. tamit am na lu ñu comporté woon seen jabaru mag ñoo xamante ne tey ji mën nga xëy ne ko diw fóotal ma diw boobu mën na nekk kenn këram amul jot chaque jour mooy togg amul jànq amul dara. wala boobu mu ne day fóotlu. nga ne ko man sama yére jànq du ko fóot wala kenn du ko fóot yaa koy fóot su boobaa dèjà foofu bu fekkee fóotoo ko rek am na nu muy comporté moom moo yow loolu leen tuddante dootu leen séqati tax nuyoo ba nga xam ne sa yaay nga xam ne mooy sa belle-mère da ci ànd ak doom ji nga xam ne nii la ñuy romantee dafa bon dafa si waaye war nga xamoon ne fóotal comme ni ngay fóotale diw te amaana sax sa jëkkër sax fóotaloo parce que temps yi mayu lu ko da ngay fóotlu loolu looy wax foofu jigéen du esclave jigéen du esclave. kenn du ko séddoo si biir kër. jigéen kenn du ko séddoo si biir kër doomu jàmbur la. da nga ko war a def comme sa doom. da nga ko war a jàppee comme sa doom communication bi na daw. waaye lu ma la wax rek avant mariage ba. ku góor gi ma war complété ba xamante ne bu ñëwee si kër gi. ñaari yaay yi. ñaari ma yaay kii dina xool kii xaritam loolu moo tax doomu xaritam da ko mën a def wala doomu gorom da ko mën a def. waaw man gis naa ñaari goro yoo xamante ne nii duñ laale. waaw duñ laale parce que. ku góor ñaan sekk nuyoo sax mais léegi seqatuñ ko te pourtant kooku doomam mooy say fee te kooku keneen ki doomam moo ko jël. maa ngi ko communiqué loolu si ku góor ki la mooy kii indi jabar. moo ci moom la. waaw ci moom la parce que ma fara organiser avant mariage. waaw parce que gis nga man damay naan génn ak nit. nga ànd ak nit avant mariage loolu formation la. génn ak nit avant mariage. formation la formation la. il faut que ngeen def benn formation pour ku nekk comprendre sa morom. ku nekk di xos sa intérêt morom. pour en cas problème su amee ñu nekk ay complices. xam naa li nga wax. les intellectuels dañuy naan da nga koy expliquer daal mu ne non naa xaar sama jabar ñëw. ne dafa ragal jabar te pourtant ragalu jabar. déedéet dafa respecté jabar dafa day xool droit jabar ji. jabar day xool droit jëkkër ji. réeroo dafa am. ragalu ko après xam yaay ji day naan yéen seen diggante xëy na si. parce que yéen ñaar nii ngeen def. c'est très dangereux. mais am na si maire yoo xamante ne ñoo jaxase de ñoo jaxase seen goro ak seen doom. waaw ñooy jaxase seen goro maire yooyu.
xam la ma waral loolu. seen programme moo leen tardel da ngay gis benn maire bu baax. waaye xaritam ñoo ko yàq. ay tour de famille wala ay téesant wala ay dañ lay dem. ñuy àndal da ngay nekk moom te maire bi day am mental bu baax. waaye ay copine am ñoo koy jël. naa ko sa goro bi lii sama goro sañu maa def lii. waaw nangam wala jël ko. di ko yóbbu sa goro daa teg ci ànd tamit sama goro sañu maa teg ci ànd. waaw affaire yooyu. di dem ba benn temps dañuy xabtal. man nag bëgguma sama jabar di sëy kër famille. bëggu sa jabar. di sëy kër famille. lu tax loolu. doomu jàmbur dama ko bëgg wóor dama ko war a jël à charge. ndax sa yaay dina nangu loolu. sama yaay nga takk jabar yóbbuwoo ko sa yaay. sama frère. am na jabar yóbbu na ko si appartement. bàyyi yaayam. moom sama yaay ñu ngi communiqué. sama yaay xam na la koy wax. léegi loo am defalal sa jabar ngeen fay seen vacation ngeen gérer seen bopp. man tamit. loolu moo tax yow boo takkee jabar nga doo ko yóbbu sa yaay. non sama yaay. l'essentiel naa yor doomu jàmbur si ay. conditions yu baax. man ma respecté ko. weekend mu dem mu yendu sama yaay ka fooree. te ñaanam sama jabar toog si kër di liggéey da bëgg muy liggéey di amal boppam te ndax en général yéen tamit takkatu leen koo xam ne liggéeyut de. non ngeen takku liggéeyu. man sama jabar avant mariage dama koy jàppale mu liggéey. avant mariage. koy jàppale mu liggéey. kon instant yaa ngi jàppale ki nga bëgg a takk avant muy liggéey wala. waaw instant yi nii maa ngi ci yoon waaye instant yi dama ne tekk toog jàpp sama ñaam. yaa ngi si yoon. kii pour ñu ma laa quoi. yaa ngi si yoonu takk. waaw maa ngi si yoon takk waaye. mais instant yi ngay bëgg a takk yaa ngi koy jàppale muy liggéey. conseil yu métti sax. te gis nga côté boobu loolu nga baal ma dugg foofu. góor ñi. mënatuñu yor seen fiancé. lu tax loolu. góor boo rëyee mënoo yor jigéen. boo rëyee mënoo yor jigéen. foog nga def mu kii même yëfi indo. yëfi indo waaw nga wàcc. nga yëfi indo mooy lan. nga wàcc ànd ak moom. indo noonu lay doxalee. waaw parce que nii naan tubaab day wàcc ànd ak fiancé am. ñu nekk ay complice. waaye léegi góor ñi dañuy ngandul te boo la posé question ñu dal sa kaw. ndax pourquoi nga may posé da nga bëgg affaire intellectuelle te fekk rek la question. réponse mooy dafa sëy. non mooy dafa xam nga foofu ba tey maa ngi fiy wax maa ngi fiy wax ñi nga xam ne ñu ngi sëy parce que yow tey sa classe bu ñu la ñuy takk jabar. yow yaa ngi xalaat muy liggéey. du togg du toggal gorom. du ko fóotal. du ko paaseel. du ko taal cuuraay. xam nga kon loolu du yoon kon loolu sëy amatu fa te léegi naa ni ñu sëy doo sëy ak sa jëkkër rek déedéet da ngay sëy ngir mbokk yëpp da ngay sëy ba sëyal mbokk yi benn mais da ngay sëy yàlla dëkkandoo yi ndax dëkkandoo yi dañoo yor seen i bët di xool yor seen làmmiñ di wax ndax un jour viendra. waaw moom loolu boo koy def. si commencement ba la. tëjal sa gémmiñu famille nga tëj sa gémmiñu nga tëj sa gémmiñu famille sa jabar. lu tax ngay tëj seen i gémmiñ. da ngay liggéey du maanaam respecter sa ñaari famille parce que amatoo benn famille. deux familles nga am. il faut ngay fay communiquer kafoore il faut ngay communiquer kafoore. ñu ne benn instant képp ku bëgg yàq sa date di nga am ay avocats yoo xamante ne fekkee fu ñu lay jugé. ñoom ñoo lay défendre. parce que ni naan waaw parce que ni naan jëkkëru diw nii ak nii mën a bàyyi leen jaamu. jëkkëru diw am benn problème def na lu kenn deful. man nag pour man. ñi nga xam ne dañuy sëy. seen i jëkkër wuute leen appartement. wala ñu am fan leen foo xam ne fa ñu leen yóbbu. sëy dëkk ñoo goro. dëkk ñoo njëkkee. dëkk ñoo rakku jëkkër du jarbaat. du kenn pour man ñooñu sëy ju pour man ñooñu sëy ju ndax balaa neex day metti dëkkal ak ñëpp. waaw benn côté dinaa may benn bonus. muy la dinaa may sama femme benn bu sëy si dinaa ko may benn 1 mois. mu partagé waa kër gi. waaye après benn instant dama koy récupérer jël ko à charge. jigéen warul am stress. pour am stress jigéen. warul am stress suñu ko xam ci góor. waaye ngeen a mën a teg jigéen stress kii. non man dama teg jigéen stress. stress sama sœur bi ma bokkal bi ma dëkkal appartement sax dafa ne man su ma amee jabar bu gàtt xel rek ma baaxul parce que ma intérêt laay xool. jabar bu gàtt xel baaxul. bu gàtt xel baaxul.
xam nga la ma indi gàtt xel bi. jigéen bu ñu la jayee. boo jayee xaw tey nga dee. jigéen kenn waru koo jay bu ñu la jayee boo jayee xoo tey nga dee. tey nga dee. lan moo tax ñu la jay nga jayaxu. parce que xam nga li ñuy naan kudd bu mag kudd bu ndaw si famille bu baax nga dëkk. nga war a am fulla nangam. déedéet am na yenn discours yoo xamante ne day yàq nit. parce que da nga koy jay. bu jayeexu. même boo amee problème si jëkkër sax loolu nga koy ñu ko wax. pourtant waxoon nañ bu mu dugg ci yow. parce que nii nga mel ak nii ak nii. waaw parce que information bi da koy jëlee feneen. mu am problème kii ko. gis nga normalement bu ay nit jógee fële ne si jëkkër mu nii la mel. su fekkee ne xam nga si jëkkër dëgg da ngay naan noo xaar la ba mu ñëw ma waxtaan ak moom. nga laaj ko ba xam. waaw loolu jarul waxtaan. man damay waxtaan moom. bu ëllëgee. ku bëgg a yàq day naan bul yàqati. soxna si dafa téye di. kër doon nañu wax ci kër waaye dafa ne bu ñu nee waxtaan ak moom. te xam nañu ne bu waxtaan ak moom la musiba am. lan ngay wax ba tey njëkk yi nga xam ne ñu nekk si comme ça yow sa classe yi. seeni mag yu ñu bokkal ndey ak baay. wala seeni mag yu ñu bokkal papa wala seeni rakk ne ci biir kër gi. ñu sëyi ba dem ñu sëyi ba ñëw wala ñoo xam ne sëyeeguñ. di jaxase diggante seen càmmiñ ak jabar ji wala seen càmmiñ ak seen yaay wala seen jabaru càmmiñ ak seen yaay looy wax ñooñu. foofu damay génne beneen kii bu bees damay génne benn loi bu bees. xam nga lan laay génne loi bu bees. chaque 15 jours wala chaque une semaine réunion de famille. loolu amatul bareetul. waaw waaye loolu. nee na la taatu garab gëj naa am. basan gëj naa am saabu waaye loolu dina tëj làmmiñ ñu fenkat boobu. ndax connexion yi léegi moo yàq dëkk bi. kenn ku ne yaa ngi sëgg sa portable di xool li xew ci réew mi. waaw waaye gis nga loolu. ba réunion de famille boobu. day changé seytaane boobu noonu ci yàq kër gi. parce que day daal. mais ko sa deret la sa rakk lay doon. non mais waaw réunion de famille lay doon. parce que nii naan sujet chaque jour ñu jël benn sujet teg ko ci famille bi. sujet bi tey la lii la. sujet bi tey yow la ñu amee parce que li nga def partie démb foo ko teg. di nga expliquer bu clair ak famille. su fekkee ne yaa def si nga ne déggal leen ma dootuma ko defal mais kooku seytaane boobu léegi dootul defati fu si am parce que day naan bu defee seytaane bu réunion de famille amee dañ koy téye ñëpp. mais loolu moo amatul moo bareetul amatul. dañ ko war a def nag. soo ne benn doon na ñaar te boo ne ñaar doon na ñett. dañ ko war a def nag. famille bi kii ñi ba réeroo. moom ñi réeroo. day fekk ne réunion de famille ana xam nga réunion de famille day dindi sobe si kër. réunion de famille. day dindi sobe kër waaw. sobe bu nekkoon si kër gi dañuy jékki saa rek kër gi nekk ay kii en baraak ñu commencé di réunion dañuy xëy un jour rek kër gi nekk étage. parce que xam nga ana xam nga problème. ay tey problème kër. te dafay tumuraankeloo kër. problème kër dafay tumuraankeloo kër. waaw ci naka la koy tumuraankeloo. coow bari bu amee si kër rek. kër gi day dellu gannaaw. coow lu bari. baaxul ci kër. waaw xuloo bu bari ku te delloo di gannaaw waaye am na benn communication boo xam ne bu ñu ko communiqué rek. kii na am na foo xamante ne coow dina am. waaye loolu la tubaab di naan secret de famille. secret de famille. waaw secret de famille. dinañ am problème am na secret. waaw dinañu am problème si suuf waaye kenn du ko xam. lan nga wax ba tey maire yi nga xamante ne tey jii seen doom mën a takk tey seen mbokk bi nga xam moo lañ bëgg ñoom lañ ko tànnal koo xam ne mooy góor yaay yi ma wax am koo xamante ne dafa dem tànni ko neex takk ko mu ñëw maire bi ci boo xam war leen a jàpp ñoom ñaar ñu yemale leen waaye déedéet daf leen a gën a ne. foofu avant gën a la boobu mooy wan ne avant mariage. yow yaa war a jubóole ba ñaari téeméer pour ñu jubóo. bu leen jubóolee après ñëpp dañuy bëggante c'est que xam nga jigéen muy mag suñu yaay yi ak suñu sœur yi ak yéen. mais léegi xale dañ naan ñoom maanaam ñaari góor yi bu ñu jubóo ñun suñu yoon nekk nañ sëy suñu sëy ñoom seen sëy sëy pare. couple bi non nañ fu mu formé nañu dajale xool naka nu mu gën a rafetee rek ñu defee noonu. après ma ñaari famille bu ñu ma neexoowee rek. dina dem sax ba sa frère dina takk am jabar si kër googu parce que communication bi. affaire bi man góor ñi laa koy teg. góor ñi lépp daal tey daal. non parce que góor naa invité lépp góor ñi nga koy teg. góor ñi ñoo mënul organiser. manque d'organisation am na si Sénégal. bu ñu doon ay jaay si mais ana xam nga jigéen su fekkee góor ko fen la.
jigéen su fenee góor a ko fenloo. waaw jigéen nan lay fene góor di ko fenloo. parce que di nga jël jigéen nga bëggante ak moom fekk ne fenkat la keneen ku ma amoon moom moo koy fen ba muy teesante ak moom si fen boobu mën dem ba ne naa comme que fen amatul. wallaahi yow jigéen ñi nga faral. non parce que jigéen xamul dara. jigéen boo ko kiitee. boo ko naxee yaa boo ko jëlee à charge léegi mën na la yow la bu ko fen. bu ko fen jigéen boo ko fu. kon góor bu mu fen jigéen. bu mu fen jigéen kon ñoo ko déggandoo dégg ngeen ko góor bu mu fen jigéen waaw. waaw gis nga jigéen même boo koy jox ay milliards. soo koy fen léegi stress day dugg. stress. jigéen même boo koy jox ay milliards. soo ko fenee rek léegi stress day dugg dootul nekkati nit. waaye jigéen même boo ko dul jox dara. soo koy wax dëgg. si yow lay deewee da ngay naan ki amul dara looy tuggee si moom ma ne ko noonu dëgg bu may wax. moom du fen. dëgg moo njëkk moo mujj. amul dara waaye dëgg bu may wax moom du ma neex waaye su fekkee nekk donc yaa ngi koy may ay milliards ba pare. di ko fen. après xaalis boobu ndeysaan stress lay doon si moom. kii ma safara lay doon si moom. parce que dootul amati kii bonheur. mais mère tamit dañuy jur seen i doom parce que duñ leen yemale. xam nga fi may waxee. waaw waaye moom loolu doom yi ñoo war a waxtaan ak moom su may dëgëre bopp ñu dem jëli seen bàjjan. wala chef de quartier bi nekk si koñ bi ak élément bi ñu waxtaan ak maire bi. xam nga loolu mooy féewale xale yi nga jur sa doom te yemaloowu leen. waaw. nga seet koy àndal seet koy bàyyi. ana xam kooku bu takkee jabar day xool ku muy àndal ku muy bàyyi. ana xamoo borom kër. maire bi bu sikkee. maire dañoo sikki de. demal si chef de quartier bi. ak si élément bi. nga dem waxtaan ak ñoom ñu waxtaan si ak moom. ñu xubba ko. ñu teg ci yoon parce que chef de quartier lu muy pour lan ñu koy teg si secteur. muy lijjanti. Alimaan la moo tax ñu koy teg si secteur. muy lijjanti. waaw kon problème de famille bu amee dama la gis si chef de quartier ak kii bi ñu ngi ne dama leen wax ak sama yaay waxtaan ak na moom waaye def nañ ni ak lii dama leen waxtaan ak moom. ndax mu yem. léegi nag ñooñu dinañ mën a waxtaan ak moom. léegi nag après man yaay day rek day naan sama doom ji de. kii ñuuma la. te kon naa ko moytu. bu ko defee après day naan non kii nekk xam na fu muy teg tànkam. parce que ma doom mënul conseiller yaay ba yaay nangu. waaye ay moroom yaayam ñoo ko mën a conseiller ay góor. mel ni chef de quartier bi ak élément bi. man loolu laay wax pour Sénégalais yi xam. police gendarmerie mënu faj dara waaye chef de quartier yi. lu ma seen devoir. waxuma nag pa bi ngay fekk si piñaanam muy wér di nga naan ko kaay fa chef de quartier bi si boppam. ngay dem. élément bi ak chef de quartier bi nii la ñu war a def. élément ak chef de quartier bi. waaw ñoom ñoo war a doon avocat. secteur bi. waaw parce que ñoom ñaar ñooy bokk fu ñu jullee. si jumaa ja. cérémonie bu amee ñoom ñaar ñooy bokk fu ñu ne. ko problème kër bu amee. ni ñu dem xool yi. loolu moo tax ba tey ma ñëwaat fa loolu moo tax ba tey léegi sa classe en général dañuy wax ne duñ takk koo xam ne jàngul ku jàng la ñuy takk lan moo waral loolu ak koo xamante ne duñ takk koo xam ne liggéey ku liggéey la ñuy takk. non loolu maam ñaari parti la. dafa am ñoo ne dañuy takk ku jàng. waaye même bu ñu ñëwee takk ku jàng. dañuy delluwaat gannaaw parce que. ndax lan loolu. parce que duñu attan intellectuel boobu. duñ ko attan. booy bi dafa compliqué non booy bi. tubaab la doon naa ko wax waaye moom dafa compliqué booy bi dafa soof une heure rek ma soo waxee mu naan foo ko teg moom question dul jeex. parce que mais fii à papa la nga koy gis muy rocceeku. waaye su fekkee ne que si ko wàllu kii droit la. di nga bëgg jabar bu jàng. parce que naan man droit bi ma am. droit bi nekk sama niveau. il faut ma am jabar intellectuel. pour mu mën communiquer ak moom. xam nga kër nu muy comportoo kër dafa ñëw fa rajax. day génnaat. ay kër expérience am day fekk see xale bu jigéen bi. bu ko fekk see après xale bu jigéen bi fekk si ko ak kii. nante benn instant ñoom ñaar bu ñu xoolantee sax. ku nekk dina xam du sama morom wax. communication la. xam nga mère ci kër yi ma yàlla ba te jéggi ma sama yaay yi ak sama goro yi dañoo sikki. am na si ñoo xam ne tey jii ñaar ñu bokkee ndey bàyyi. nekk si biir kër. di jeexeendoo dépense. mère bi di ko téye parce que mooy kilifa ga. na ko bàyyi si bitig bi. jënd nañ ceeb jënd nañ diw suukar dara maa ngi ko dépense bu ñu xëyee lañ ko jox mu dem marché. yow soo aayee ñu joxe dépense junni
man sama aaya jox ma dépense ñetti téeméer ñu seet lu ñuy def xam nga te du tee bu kii toggee mu neex te bu kii toggee mu feeñ jax ba tey loolu maire yaa ngi ko def ba léegi am na fi de. lan ngay wax foofu ci maire yi nga xam ne ñoo ko def ba léegi. réunion de famille fi mu non non foofu réunion de famille waru fa am. non si xamul tax. ndax lan. gis nga chaque dimanche. bi réunion de famille am. nee naa temps boobu nit ñi amatuñ ko. non mais il faut mu am nag. parce que dimanche boobu noonu. mun la fekkoon nga war a bàyyi. gis nga dimbali nañu si nekk. léegi boo ragalee bañ a wax nag. ah bu fekkee na nga ko ragal bañ a wax. non man am naa gëdd boobu de. man ñàkk ma fayda te maa ngi wax ne góor ñi bu ñu bañee am problème seen kër yi. dimanche ñoom ñoo ko moom. samedi ñoo ko moom. kenn du liggéey kenn du jàng. ñëw toog ngeen toog waxtaan. waxtaan bi mooy ku nekk di déglu sa morom. si dégg nga ñu baax. waaye nag benn côté bi. ku góor ki. moo war a nekk benn ambianceur. comme ku mel ni Papa Ndiaye. ambianceur kafoore. reetaan doom yi duñ ko sori. jabar yi duñ ko fari yaay duñ ko sori. waaye su fekkee da ngay fu ñaaraan di bandilu. mais kër gi ku aj raxasu daw dem sa yoon. Papa Ndiaye dafa compliqué. waaye am na ngay xëcc ci famille organisation la. techniquement il faut que borom kër gi di saf xorom. di ubbeeku. waaw di yaatal. ba réunion su jotee mu ñëw ñu def am réunion. di yaatal problème bu kër bu amee nag. bu dul chef de quartier bi wala élément bi. say rakk yaay ak say rakk papa yee ngi fii. ñoo xamante ne ay mag lañu. nga woo leen nga teew nga taaj leen. moo bàyyi góor yi ñëw ci jabar yi am na si léegi dañ naan mère la ñoo bëgg sëriñ waaye yaakaar naa léegi xale ndaw yi gën a bëgg sëriñ xale ndaw boo ci gis ku am 20 ans. wala 15 ans 16 ans jàpp 17 ans 18 ans jëm ca kaw yaa ngi dem ci sëriñ si. yaa ngi sëriñtu loo xamante ne boo ko joxee sa jëkkër da koy lekk yaa ngi sëriñtu loo xamante ne da ngay dëddale sa jëkkër ak yaayam xale jigéen yaa ngi ci loolu mooy ji nga xam ñi ngi sëy nga ñëw foofu. ku góor ki moo war a nekk communicateur ba loolu ku jigéen bañ ko def. ku góor ki moo war a nekk un communicateur. ndax lan. parce que gis nga sa jabar. léegi xale yi gën a bëgg sëriñ fii. non waaw mais manque de communication la. jigéen bu jàng. am na ni ngay waxante ak moom day accepté waaye jigéen bu jàngul day bëgg ay détails xamul tax. copines yi ñooy ñëw di ko seet te normalement. nekk ay xaritam sa jabar. muy am xarit yu bari. warul am xarit yu bari buy am xarit yu bari tamit. kenn lay doon. na nekk ay xarit yoo xamante ne. si wàllu projet la ñuy yëngu. si wàllu activité. est-ce que dégg nga baax. si wàllu projet baax li nga wax. man Mermoz laa dëkk. waaye les femmes cadres yi. jabar cadres yi dañuy dugg si ay détails. duñ ci dugg. chaque fois dañuy dem fu seen intérêt nekkul. duñu fa dem. duñ fa dem. fu ay détails nekk. duñ fa nekk. duñ fa nekk. dem na sa ba beneen sam maman bonjour comment vous allez ça va bien continuer parce que. détail yooyu nga bëgg. ba bëgg ko. bëgg ko. c'est pas le temps à faire. amul temps bi waaw. nit ki loolu ku góor moo koy jël teg si position bu baax. waaye su fekkee ne yaa ngi jël. bàyyi leen di nangam. mais bon wala ku góor gis nga góor bu bëri tiitar. góor bu bëri tiitar. gis nga góor bu bëri tiitar. kon am na góor ñu bëri tiitar. góor bu bëri tiitar doxul. góor ngay wàcc. góor bu bëri tiitar nan lay mel. góor bu bëri tiitar c'est-à-dire que da nga yemale say baat. foo fekk nga xaw a ñàngal. sa reetaan sax sa ñaari bëñ rek koy feeñ. kese. te normalement da nga war a ubbeeku. da nga war a nekk góor bu xamante ne góor bu galant. ndax moom nit boo nekkee góor bu galant. sa njaboot si boppam. boo guddee wàcc sax da na papa foo nekk. man maa ngi sa mbërëb liggéeykaay papa ataaya jee ngi ni tegu na ñëwal naa ataaya. xale jigéen ñi def loolu. loolu doom yi. doom yi. sa doom. mooy def loolu. mooy def loolu comme ni man ma am nu mu ubbeekoo sama njaboot. mais bariwut a gis papa wala yaay boo xamante ne day ubbeeku ci ay doomam bariwut a gis ndax duñu def ak communication seeni doom. waaw bariwut a gis boo ne benn doole ñaata boo ne ñaar doole ñett. Chine populaire. Chine populaire ma bàyyi la yoon. bàyyi dañuy ñàngare. bàyyi yu bari duñu wér nañu Mermoz bee ma nekk
cadre yi fa nekk ak vraiment macha allah nit ñu baax ñu fa nekk. dañuy bii écart ak seen doom yi. dañuy bii écart ak seen doom yi. waaw kii ma weekend. bariwut a gis samedi dimanche. samedi dimanche. papa yaa ngi ma gagné non bu gagné woo ma da ngaa sàcc. man ko mais quand même ma sàcc ma te maa ngi nii kii naa ma ko non nangam na. wala ñu jël petit camp bal bi kii si cour bi noonu ñuy football. et loolu weekend yaa moom say doom. il faut nga communiquer ak ñoom. ka foore parce que am na ngay communiquer sa doom. bu defee ak kii ba ñoom boo ko xoolee rek. dina xam ni nga ko wax. waaye. balaa ngay wax ak sa doom nga sant ko liggéey. ba tey ba ñëwoon naa foofu sànq ni si xale yi nga xam ne ñoo gën a bëgg sëriñ mooy xale yu jeeg yu ndaw ji nga xam ne ñoo soog a dugg si sëy mais gis naa ba tey njëkke yoo xamante ne nii ne seeni jabar mag wala seeni jabar rak sax bu ñu togg dañuy tëj seeni waañ yor seen caabi ndax dañoo ñaaw xel ci seen jëkkër rakkam wala ci seeni njëkke wala ci seeni jarbaatu jëkkër ndax en général yaay ji bu fekkente ne mënut a dem moom mi nga xam ne mag la def dara ci biir cin li doom bi mënu ko def xaw ma sët bi mënu ko def wala keneen sët bi en général mën na ko jël mais lu ci bari njëkkale ci kër gi mën na ko jël dugg ci biir waañ bi sañulu mën na ci yokk dara xamoo ba xam lam cay yokk parce que moom bu ko neexee lam cay yokk mën na caa bañ a lekk moo yaay ja wala mën na ne diw bu ci lekk nee na surgee wala tibbal leen ñu am fu ñu ko sotti wala dara xam nga lépp a ngi ci biir xam nga lépp a ngi ci biir ndax ñi nga xam ne dañuy seet parce que dëddale mi ngi fi lépp a ngi fi lan ngay ñëwee foofu noonu ñi nga xam ne ñooy def loolu jëf jooju ñi koy def baaxul ñi koy def teguñu ko am ñoo xam ne sëy ba la ñuy bañ waaw non loolu am ñoo xam ne tàqale lañ bëgg ba tey ku góor gi moo nekkul un enquêteur mais bu fekkee ku góor la koo xamante ne boo ko mën a enquêteur lay nekk sax mais mën nay xëy di liggéey góor ñi am ñu jot dañuy xëy di liggéey ñàkk temps mais sa jabar bi toog des fois bu la fekkee ngay liggéey doo contrôle déet non dafa nag nit gis nga góor loo sonn boo xëyee wàcc am da nga war a am benn suivi boo xamante ne mission la foo am benn suivi boo xam war nga ko def si kër moo tax ñu naan jéeg bi toog ku ne war a sa biir waañ enquêteur tant que jàppul ki rey nit waaw du am jàmm. du am jàmm il faut bu jàpp soog a am jàmm. ki ñu rey tant que enquêteur bi inspecteur jàpp ko inspecteur boobu du lekk du naan. tant que xamu ko waaye nag ak daan la koy defee. borom kër inspecteur nga war a doon. un enquêteur. ci kër. am na loo xamante ne warul la fa réer si kër gi. dafa am benn communication boo xam ne am na ngay defee say enquête. doo tiñal kenn waaye yow yaa war a def say enquête. nekk un enquêteur. gis nga loolu. boo koy def waa kër di jekk say naan borom kër gi ni moom kii ma ñuuma la de dala réeru ko si kër gi léegi nag kenn dootul defati ma ñoom be gis nga wax góor fit non góor expérience looy saxe lu muy gën a ubbeeku sa famille di la gën a ragal parce que dañuy naan kii de du bàyyi dara kii de du bàyyi dara en même temps gis nga ma njëkk yi. waaw chaque fois. benn expert xam nga moo gën a bon sa njëkk bi nga xam ne demagul. njëkk bi nga xam ne demagul ki dem ba ki sëyi ba tas ñëw sax xaw naa tere mais ki gën a bon dégg naa ba ki nga xam ne sëyeegul nekk ci biir kër gi di lëmbe. bon di def ci fu maa tey yàlla boo nekk caatu kër gi nekk. ana xam nga boobu nag moo gën a neex a kii a réglé. moo gën a neex a réglé. boobu moo gën a neex a réglé bari wut a gis de. xam nga moo tax moo gën a neex a réglé. c'est-à-dire que gis nga communication. yow. fexeel ba moom ko. sa sœur la. waaw fexeel ba moom ko. ba nga nekk ay gaayan. gis nga ma gaayanoo bi nga nekk dëgg ma gaayanoo. chaque fois day bëgg. lu neex jabaru magam. lu ko neex. communication foog nga akimoo ko. da ngay ànd ak moom su ñu naan la kii xanaa sa jabar wala dina ko noonu kii sama sœur la. communication bi na dem. loolu. affaire bi ñàngal. tabaxul kër dëgg la loolu am na solo ñàngal tabaxul kër kon yaakaar naa waxtu bi ñu tërale woon dafa daal di ma dama lay bàyyi nga daal tàggoo ak ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan en tout cas maa ngi remercier waa place bi waaw surtout si star bu la waaw beneen bi na góor ñi xam seen bopp xam fu ñu teg seen tànk jigéen bonul waaye góor ko bon loo nañu teey góor ñi nañ nekk ay inspecteur de police. waaw
dal tey xool xam fi ñuy teg seen tànk. merci am na solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Iba ñu koy jaajëfal dëkk foofee ca fan nga wax di sax. fi nga dëkk Mermoz ñuy nuyu képp koo xam ne yaa ngi foofee ca Mermoz muy góor di jigéen di mag ndaw yéen nga xam ne yéen doon seetaan seen télévision Yoff Mbollo TV muy émission bi nga xam ne mooy li xew ci kër gi saa su ne sax àll ba lay am ngeen koy amal fii seen télévision Yoff Mbollo TV ñu leen di jaajëfal bu baax a baax lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu jub bi suñu borom la lépp loo xam ne dëng na ci ñun ñii la yàlla mi nga xam ne rek mu am jàmm te kum jàmmal nga am jàmm yal nañu yàlla may jàmm ñu di ko fanaanoon di ko yendoo mu sàq dàq la ba faw comme ni ma seex di tooñe rek ci barke Serigne Touba leen jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa magalu Kazu Rajab bi ñëw na muy àjjuma incha allah lu ñu fas yéene dem teew foofu noonu rek ci Touba ila Touba lañu wax buñ fa jógee rek soog a ñëw fii nag ci appelu Seydina Limaamu Laay borom aji boo daayalaay kon ba beneen yoon incha allah